ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape Cheikh ci li nga xam ne moom moo di Midi Plus mbokk yi dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ca ndel wa nga xam ne nag moom moo explosé woon fa nga xam ne moom moo di ca Kandiadiou lu toll ci ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkeen ñu bëri itam daal di ci am ay gaañu jàpp leen ne plateforme ëmb yoo soxna yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Sikicoor tey sàkku jàmm ak itam njiit bu Haut Conseil bu dialogue social li ñuy sàkku moom moo di lépp lu ni mel daal di leen di wan ginnaaw lépp lu ñeel itam kaaraange mën a des fa nga xam ne moom moo di ca Sikicoor daañu ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñeneen ñu mer ba futu bokk na ci nappkat ak itam mareyeur ya nekk ca Jifeer xam ngeen na ci région bu Fatick la nekk ñoom ñooñee lañ mënta nangu moo di rek napp yi nga xam ne daal nañ leen koy aaye ci yile jamono naka noonu itam ñuy sàkku ci chef bu service local bu pêche bu Jifeer daal de leen di abal ca bopp wa nga xam ne nag moom la toog mécanicien yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ancien piste xam ngeen ne war nañ leen a toxal ca diwaan bu Diamniadio jamono yi nag ñu bëri ci ñoom bu ñu nekkee ci ak njàqare ñeneen ña sa des itam xam nañ am nañ xel mu dal donte xamuñu kañ la ñuy dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Diamniadio dañ leen ci digtal aw reportage wàllu tàggat yaram daañu ci ànd ak nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane Diagne mbokk bu ñu ci noppee toftat ci li yéen kay xëyee ni ki tey léegi ba dikkuñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon ndel wa nga xam ne nag moom moo daal di explosé fa nga xam ne moom moo di ca Kandiadiou diwaan bu Sikicoor ay doomi aadama ñàkk ci seen bakken ñu bëri itam am ci ay gaañu plateforme bi nga xam ne nag moom moo ëmb ñenn ci ay soxna yoo xamante ni dañuy wëyal jàmmi Casamance ñoom ñooñee ñoo ci ànd ak nga xam ne moom moo di jiit bu Haut Conseil bu dialogue social jamono yii la ñu bëgg moom moo di lu ni mel daal di leen di wan ginnaaw lu soxal itam wàllu kaaraange mën a wëy fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Sikicoor Boubacar Diassi Lamine Mandian ci reportage. bu am ca Kandiadiou ca commune bu Oulampane te mu am ay ndaw ñu ci ñàkk seen mbakkan ak ñenn ci ñoom jëlee ci ay gaañu yu tar daanaka metti na plateforme des femmes pour la paix en Casamance. gile kuréel bu ëmb ay jigéen yu Casamance jëna fii ca Ziguinchor ak taskati xibaar yi ngir ñaawlu accident bu ni mel waaye tàllal ay yoxaam ngir ñaan déminage humanitaire bi tàmbaliwaat ca Casamance. daf ñoo delloo ginnaaw ñu war a cee toogaat xalaataat bu baax a baax li ñuy def ndax li xew day tax ñu delloo si suñu xel daf ñuy won ne conflit bi jeexul dañ cee war a continuer liggéey te dañoo war a liggéey également pour que nit ñi ñu génnee leen ci biir dëkk bi ndax dëkk bu conflit boo xam ne am na 40 ans su fetal yi demee ba dal kenn dëggatul ay fetal dañoo yaakaar ne xeex bi jeex na waaye malheureusement min yaa ngi fii encore te min mi ñu ngi yàq dëkk bi. Innocence Tab Ndiaye mu jiite Haut Conseil du dialogue social nekkoon fii ci Ziguinchor di jiite ab ndaje bu mag moom it yëkkati kaddu ngir ñu daal di yokk kaaraange bi ci diiwaan Casamance wala nga la këpp. looloo tax déminage bi dañuy ñaax ñi nga xam ne ñooy autorité yi. waaye bakkan bu rotee faw nga gën a sensibiliser la sécurisation des populations maanaam population yi dañ leen nar a aar et ça relève du gouvernement seen kaaraange gouvernement moo ko yor ndax nit di romb min nekk ci tali bi du lu laxu nekk ci tali bi man questionnement yooyu sax daf ma jaaxal. ci waxtu woowu ñu jëlee ay gaañu ci accident bu ni mel ñoo ngi faju ci urgence bu hôpital régional bu Ziguinchor. Boubacar bokk na ci loo xamante ni maa ngi ko doon junj askan wi bi ñuy door yi la jotaayu xibaar ñenn ci ay nappkat mareyeur yoo nekk ca Jifeer xam ngeen ne ca région bu Fatick la nekk ñoom ñooñee nag mer bu futt la ñuy def ci ay ak napp yi nga xam ne nag aaye nañu leen ko naka noonu itam ñuy sàkku ci chef bu service local bu pêche diwaan bu Jifeer mu daal di leen di abal tax na itam ñu génnoon wàcc ca mbedd ya daal di fësal li nga xam ne moom moo di seen ak maire Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey ci reportage ñu seetaan.
mer bu futu nag la ñu def di ko wane ci tefes gi la ñu taxaw yore ay morceau yu xonk tey itam yore ay banderole di wax ni rek tere gi ñu leen di tere ñuy napp jën yu sew yi rawatina yaboy bu ndaw bi dafa war a dakk ndaxte ci yeneen dëkk yi ñu ngi leen koy autoriser te ñoom fii ci Jifeer ba léegi ñu ngi continuer di leen ko tere. ku fi état teg mi ki yor wàllu service de pêche parce que daf ñuy bañal loo xamante ne tey ji yeneen dëkk yi buñ demee dañ koy nagul seeni nit di ñu tolloore di ñu jàppale tamit parce que boo xoolee dëkk bi jën bi ñu naan yuus dañ koy tere mais yuus mooy xeetu yaboy la mais dafa am taay bi fu mu yem boo xam ne bu ko dépassé amaana mun na koo toloore mais ñu ko ñun ñu dem liggéey ko mais bu ko gënee yee sew nag bon mun nañu koo tere te dañ ciy ànd ak moom mais tolérance bi yeneen dëkk yi di def moom fekk ko ci. bu ko weesoo itam nee ñu ay at a ngi nii dañ leen di tere ñuy napp guddi gi te loolu itam ba léegi am na ci dëkk yoo xam ne ñu ngi koy toléré waaye ci Jifeer ba léegi autorités yi dañ koy bañ ñoom nag ñu jàpp ne loolu du yoon. tey ji boo demee Ndakaaru commencé nañoo fanaan tey ji foo demee bu ñu naan Cap Skirring ñoom le premier bi dañuy tëjji fanaan te ñun ñu ngi ñu yóbbu ba mois de janvier 7 mois lañ ñu tëjloo li ñu tax a jóg tey ji takk suñuy lu xonk pour wane suñu naqar ki fi nekk di Juuf nañu abal. tere gi ñu leen di tere yi yëpp nag ñoom nee ñu dafa indi ay njàqare bu baax a baax foofee ca tefes gu Jifeer ndaxte activité yi daanaka dara doxatu fa. tefes gi xam nga mooy pêche bi nag bu ñu ko waxee moom mooy doxal lépp luy nekk ci dëkk bi moo xam kiy jaay restaurant la moo xam ki yor saret la moo xam tablier bi la moo xam ku mu mën a doon ci dëkk bi bari na ñoo xam ne fii lañ nekkoon seen bitik sax jaay nañ ko ak seen kër dem ñibbi mais loolu nekk naqariwul naqari na ci famille naqari na ci borom kër dama ne Diène Diouf ak Lang Jonn nañu fi jóge ca nam gën a gaaw. ki nga xam ne nag moom la ñuy sàkku ne mu jóge fa di Diène Diouf moom nag mooy chef de service des pêches bu Jifeer moom nag nee na li muy def yëpp ci yoon la ko teg ndaxte loi moo ko tëral. Le code de la pêche c'est une loi générale maintenant dire que ça se fait ailleurs mais quand même su waxee ne ñu ngi koy def si wàll ñu ngi koy def bu déedéet foofu nekkuma fa fi ma nguur gi indi laa mun a sàmm te nee naa leen tant que maa ngi fii kenn du fi wàcce jën bu sew. ñoom ñi nag gannaaw ba nga xamee ni tàmbali nañu seen toogaanu ñaxtu bi ca tefes ga ñu ngi ko mujjee nag ca kanamu service des pêches bi nga xam ne moom moo nekkee ci Jifeer ndaxte dañoo meroon bu futu ba buñ ci teelul woon jóg sax mën naa am ay wii du yem foofu ndax dënn yëpp jugoon. Aminata ginnaaw wàllu tefes ñu àddu ci leneen itam mu ñeel làng ko politique bi fii ci réew bu Sénégal jàppale ne Barthélémy Dias tey jilee la gën a mën a dëggal boppam lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di taxawaayam ci mairie bu Ndakaaru mu ñeel nag compte coalition taxawu Sénégal kàddu yu ni mel itam mi ngi ko yëkkati ginnaaw ay naataangoom maire yu nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci taxawu Dakar ñu ngi ko doon amal kenn koo xamante ni bokk na ci ñu koy jàppal tànk di Pala Samb moom moomee nag li mu xam ne moom moo di Barthélémy Dias képp dong moom moo mën a jiite li nga xam ne moom moo di mairie bu Ndakaaru Aminata Mbaare Sow. ba ñu waxtaanee ci situation politique bi nga xam ne daf ñuy conduire ci élection locale yi ñu jëm 23 janvier 2022 ginnaaw ba ñu saytoo circulaire numéro 7 du 22 octobre 2021 bi nga xam ne mooy tënk dépôt dossier candidature yi le 16 octobre 2021 à 16h. ginnaaw ba ñu saytoo procès verbal commission départementale d'investiture du 23 octobre 2021 bi wax ci gëstu candidature yi te muy confirmer candidature suñu camarade Barthélémy Dias ñuy wax ni ñoo ngi dëggal di jàppale di taxawal candidature suñu camarade Barthélémy Dias comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la ville de Dakar. dañu jëm ay élection te élection boo siy dem da ngay xool fépp paramètres yëpp ngay boole xool parmi ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi nga xool kan moo si ëpp chance pour gagner kan moo si gën a yor profil boo xamante ne am na chance pour gagner nga jiital ko parce que demoo élection pour perdre da nga dem élection pour gagner ko te combat bii ñu jëm Ndakaaru contre le régime qui est en place je pense que le meilleur choix bi ñu mën a def mooy porter la candidature de Barthélémy Dias. ginnaaw Ndakaaru ñu jubali fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Bambey foofee ñenn ci ñoo xamante ni nag ñu nga bootu ci conseil yu boobule département ñoom ñooy ñaawlu doxalinuk ñenn ci ñoo xamante ni seen i ay naataango lañ ñu jàpp ne wàllu wuruj ak itam lu bëri koppar dañoo nekk di ko jëfee ci yile jamono ba tax itam li nga xam ne moom moo di daañu leen kalaame fa nga xam ne moom moo di ca OFNAC naka noonu itam ñuy xam rek ne faaw lu ni mel daal di dakk maître Pape Sène moom moo yoroon seen kaddu àdduna jëmale ci Babacar Diouf. Conseil départemental amul ressource propre conseil départemental xaalis bi muy jot fonds de dotation bu ko état di jox la fonds d'aide aux collectivités territoriales la ñun loolu la ñu am ci xaalis may rappeler ne conseil départemental collectivité territoriale la démembrement état la xaalis bi muy utiliser yëpp ay deniers publics lañ caractère deniers publics am kon képp ku jël xaalis boobu jëf ko jëfin boo xamee ne que nii tey defoo ko fa nga xam ne moo taxoon mu jóg wala nga koy def di xaj ak seen
yaa ngi def lu ñuy wax détournement de deniers publics. lan mooy il y a des faits de corruption également ger parce que ku bëgg ay voix da ngaa war a dem présenter programme da ngaa war a dem présenter vision mais doo jël alalu askan wi nga xam ne waa département Bambey yépp ñoo ko bokk ma am ci yelloo ci keneen am ci yelloo ci nga ne kii kat jàpp naa ne man la àndal dama ko koy jox pour mën ko téye wala dama ko koy jox pour keneen gis ko mën a ñëw ànd ak man c'est de la corruption pure et dure. ci kaw loolu ci la ñu jël résolution ñu ne benn bu njëkk bi ñun danañu taxawal nañ benn comité boo xamee ne que ni dañ koy mandaté mu rédiger une plainte en bonne et due forme te plainte boobu bu ko comité bi rédigé dañu koy dem jébbal OFNAC. ñaareel bi ñuy woo ki nga xam ne mooy madame le préfet du département de Bambey te mu am ay sañ-sañ yu ko yoon may pour tey lii nga xam ne ñu ngi koy gis ci département Bambey ñuy jël alalu conseil départemental di ko jox ay militants politiques te ñu voté ko ci conseil départemental mu dakkal ko immédiatement jël décision dakkal ko parce que langu ko politique ba tey mu mel ni nag ca pencum ndaw réew ma ña bootu ci commission ad hoc bi nga xam ne nag ñoom ñoo war a mën a càmbar lépp lu ñeel dindik mbalaanu kiiraay aw déet ki nga xam ne moom moo di Boubacar Biaye ak itam Mamadou Sall ñoom ñooñee bu ngeen di fàttaliku xam ngeen ne joxoñ nañ leen baaraamu tuuma ci lépp lu ñeel wàllu trafic ci li nga xam ne moom moo di passeport diplomatique fii ci réew bu Sénégal jàppale ne nag bureau bi nag taxawal nañu ko ajjuma wi li nga xam ne moom la ñu génn ay miiru ñing moom mooy jiit la Mame Diarra Fam moom mooy vice présidente ba ki nga xam ne nag moom moo di rapporteur ba bokk na ci Sira Ndiaye daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo langue politique bi ba tey xam ngeen ne jongonteeg gox-goxaan yi léegi rek mu daal di teru janvier atum 2022 ki la nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nangu rek daal di xajal ndaw ñi ñu wane la ñu mën ci li nga xam ne nag moom moo di langue politique bi moom moomee Alioune Sarr lay wuyoo di maire bu Fass Ngom li mu xamle moom moo di nag jamono yi lu ñeel wàllu politique bi war nañ cee bañ a nemmeeku lépp lu ñeel wàllu xaxaranteeg yeneen yi ni xeetoo ñu jubal ca diwaan bu Ndar fekk fa suñu ay ndaw Ousseynou Diop Habib Seck. Alioune Sarr moo fi nekkoon maire bu Fass Ngom moom kon da doon tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñooy ay conseillers wala bokk ñi nga xamante ni ñoo ko faloon moom ci kàddoom dafa war a xajal ndaw ñi ngir ñu mën a doon maire wala bokk ñu yore yenn poste de responsabilité. ma ni ko duma kooku de ku ma xam man duma kooku. ku muy mën a doon mu di fa toog nit ñee ko fi teg waaye du man maa ko fi teg damaa doon nag ay xale yu ndaw matuñu dara fu ma taxaw ñu taxaw. ci seen ndaje bu ni mel xol yi tooy lool moom sax mu gis ni xale yi dañu war a làmboo lu bari ci wàllu politique bokk na ci jom waaye tamit bañ a di trahir. nangu leen am adversaire ci politique mais bu leen nangu am ennemi mooy lan nangu leen xalaat ni te bu leen wut noonu. di leen ñaan bu kenn bu leen trahison baaxul de addunaa ngi ci sunu kanam mboolem ña ko ci doon def ci dund tey kenn ku ci def fa nga tëdd mën a fa jóg kenn ku ne fa nga tëdd mën a fa jóg. ci seen ndaje bi ñu taxawal Ibrahima Diaw ngir mu mën a jiite commune bu Fass Ngom ci wàllu élection yi nga xamante ni moom la ñu jëm. xam ne am les chefs de village 56 villages yi imam bi waa kër Maam Rawaan Ngom ñoom ñëpp ñoo taxaw ni ñaanal yàlla sunu borom Ibrahima Diaw. kon seen ñaan yooyu yàlla na ko yàlla nangu. mu mel na lu ni mel ñu gis ko ci Sénégal dafa jafe lool lii lu ñu dul gis bis bu nekk la ci wàllu politique rawatina ci ñi nga xamante ni dañ leen tabb ci mairie yi moom nag ci kàddoom ndaw yi dañ leen war a gën a fital ngir ñu mën di jiite. jërëjëf Ousseynou mbokk yi maa ngi leen ko doon junj sànq bi ñu door yi la jotaayu xibaar mécanicien yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci ancienne piste xam ngeen ne daañu leen toxal ca diwaan bu Diamniadio suñu ay ndaw itam dem nañ seeti leen séq ak ñoom waxtaan ñenn ñi bu ñu nekkee ci njàqare ñeneen ñi tam ñu ngi am xel mu dal donte xamuñu kañ la ñuy dem fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Diamniadio Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop ci reportage ñu seetaan. waxtaani ko sax ci ñoom daanaka lu jafe na woon sax ci man ma am ku nangu waxtaan ak man ñii di ay mécanicien nekk fii ci ancienne piste ñu daal di leen amal bërëb bu bees di fële ci Diamniadio te ñu war fa dem. non waxaguñu dara de mais ñun moom ñu ngi waaj moom waaw ñu ngi waaj moom waaw ñu ngi dajale bagage yi waaw. ministre bi waxagul lool de waxul semaine prochaine ngeen di dem wala suba wala gannaaw suba de comme moom moo fi ñëwoon wax ñu waxtaan ak moom xëy na bu fekkee bu dee suba la sax. xanaa dina ñëw ne ñu léegi lii wala nangam na wala pare leen seen bagage wala dinañ ñëw jël si leen wala nangam. lu ma il faut ñu def ñu jox ñu délai lu mat ay 6 mois parce que ñun dañoo bëri te suñu bagage dañoo bëri duñ tëb rek demee noonu nañu jox délai bu gudd ñu mën a préparer suñu bagage mën a dem si jàmm.
El Hadj Malick Fall bokk na ci ñi njëkk a nekk ci site bile moom ab garage la am fii boobu ak léegi war na mat fukki at ak juróom. man de si ñi demoon si laa bokk ni ma gisee fee daal defar bu baax mais su fekkee niñ ko waxee noonu lañ ko defee dina baax de parce que ñun ay père de famille lañ fii lañu yaakaar ñun amuñu loolu suñu métier fi ñu bëgg yóbbu suñu ko defaree ba mu baax ñun ba ñu pour dem foofu liggéey. site bi lu ëpp 420 mécaniciens ñoo fi liggéey. ñu ko licencié 424 garage la waaw ñun ñoo war a jug dem sebi ñun démb rek demoon nañ ñun man suñu demoon si laa bokk. waaw nee nañ baax na de sori na waaye nag baax na comme moom dañ la fa yóbbu moom pour ma am ay kayit ak yooyu pour man loolu moom moo gën nekk foo xam ne moom amul kayit amul dara te moomoo ko. la ma gis dara gum na sama xel moom waaw ci li ñu wax ne daal li ñu tracé la ne yéen a ko moom dara gum na sama xel waaw. de pareeguñu moom parce que ñoom miiré doo nga lan def miiré kese lan def foofu miiré lan def gi defuñu fa ndox defaguñ fa dara. tey jii ñu war a préparé wu ngir dem ci beneen bërëb ci Diamniadio ñenn ñi sax bu dee mbir mi du lu leen gënal waaye nee nañu bu dee fële ñu leen di yóbbu def nañ fa lépp lu war ñoom gisuñu lu tax duñ fa dem wéyal seeni liggéey. Aminata Mbaare Sow ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax ginnaaw xibaaru réew mi ñu wutali ca biti réew wax itam ci coup d'état yi nga xam ne moom moo am ca Soudan ñenn ci ñoo xamante ni du mooy woon nañ mbir mu ni mel daal nañ leen di faat ca gana moom aw projet de loi mu ñeel lépp lu soxal borom ñaari tur yi képp ku fa def nag ñu daal di lay teggi daan yu wóor jamono yi ma ak yéen ca pencum ndaw réew ma ñu ngay sëgg ci boobu le projet de loi ca Niger moom jàppale ne lépp lu ñeel wàllu kaaraange gi jamono yi nag moom moo ëlëm lool xeluk conseil bu sécurité des nations unies Chérif Dia moom moo dikk ci càmbar li ñu seetaan. ca Soudan benn fan ginnaaw coup d'état ba njàqare daal di juddu ca réew ma rawatina kuréelu mbootaayu xeet yi ak réew yu am doole nekk ci àdduna bi ñoom li ni ñaawlu mooy boobee coup d'état ba tax na kon ki jiite organisation des nations unies di Antonio Guterres daal di sàkku ci militaires yi ñu daal di bàyyi ci nam gën a gaawee premier ministre bi di Abdallah Hamdok. États-Unis it naka noonu ñoom li ñu bëgg sax mooy militaires yi dellu ci caserne bi bàyyiwaat institution yi ñu dox na mu waree ñuy fàttali ni coup d'état boobu tax na askan wi génnoon ca mbedd Khartoum yi capitale ba ci altine bi njombe daal di cay am juróom-ñaar ci ñoom ñu daal di leen di faat téeméer ak ñeent fukki am ci ay gaañu-gaañu ñoom li ni ñaawlu mooy boobee coup d'état ak jàpp gën jàpp kilifa yi doon jiite transition bi nekkoon ay civil ki def loolu nag mooy général ba di Abdel Fattah al-Burhan. loolu nag tax na tey ji ci talaata ji conseil de sécurité bu Nations Unies di daje ngir rek su ko defee kon ñu daal di àddu ca la xew fële ca Soudan. wàllu kaaraange ba léegi ci Afrique ca Niger foofa nag réew mi dalal na ab délégation bu conseil de sécurité des Nations Unies ñetti réew ñoo jiite boobee kuréel muy France Kenya ak sax Niger ñoom bin paree liñ xamle mooy njàqare am na ci wàllu kaaraange gi foofa ca Niger. rawatina kon poste de commandement bu G5 Sahel nekk foofee ca Niamey ba tax na kon ñuy sàkku ci kilifa yi ñu daal di indi ay joyante ci lu ni mel su ko defee kon lii di kaaraange ñu mën koo indi foofa ca Niger ndax jihadis yi liñ leen di song di fa defi njombe bari na. ca Gana moom tey jii gët yëpp ñi ngi ko teg ca assemblée nationale ba ñuy fàtt ni député yi dañoo war a càmbar ab loi bu nar a criminaliser lii di homosexualité di góor jigéen. loolu nag bu antoo daan yu tar danoon ko jël teg ko képp koo xamante ni kon yaa ngi jëfee mbiram góor jigéen foofa ca Gana ba tax na kon kuréel yi jóg di aar ñooñeey di ko ñaawlu terewut moom député yi ñoom ne duñ ciy dellu ginnaaw ndax doon jàpp ni ak ngóor jigéen baaxut ci askan ba tax na kon ñuy sàkku rek ñu daal di koy voté su ko defee kon ñu jëfee ko. jërëjëf Chérif Dia ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax soobu itam ci leneen muy li nga xam ne moom moo di wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne lañ ciy àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Cheikh di la jox sa wàccuwaay télévision Dunia. mu mel ni nag wàllu football daañ ko door ak li nga xam ne moom moo di qualification wu CAN wi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi tey jii réew bu Sénégal dina dalal Libéria. il fait une interview. ci bu 17h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès ak ñi di waa Libéria di match retour bi nga xamante ni moom moo diggante ci bu 17h jotee fàttali nag il y a une semaine équipe bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi jotoon nañu dem fi nga xamante ni moo di ca Monrovia jotoon fa am ndam lu am solo seen digg ak doomu Libéria yooyu la ñaari bal ci benn fàttali nag match bi nga xamante ne tey jii ñu ngi koy amal ci stade Lat Dior bu Thiès Sénégal bu ca amee ndam prochain tour bi nag dana tase ak ñi di waa Mali boobu nag mooy doon segg bu mujj laata nag ñuy xam waa wala déet kan moo ciy qualifié ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations bu jagleel jigéen ñi ñu nar kaa amal foofule ca Maroc ba tey ci
mbir moomule daal di waxtaane lii di fédération sénégalaise bu football ak ki nga xamante ni moo di Augustin Senghor doon vice président bu confédération africaine bu football ñoom nag ñu ngi waajal li nga xamante ni daal moo di Coupe d'Afrique des Nations 2021 ci atum 2022 lañ koy amal justement foofule ca Cameroun ci weeru janvier ñoom nag fi ñu toll nii ñu ngi ci wàccaay gi di matal mbir yi ngir bu ko daal defee ñu mën a sóobu ci jongante yi ci anam yi nga xamante ne noonu lañ ko daal di bëggee waaye xam ngeen ni jamono gi mbirum mbas mi di coronavirus bi na mu lëmbee àdduna tax na ba lépp li nga xamante ne ñu ngi koy def ci yoon googule foo rek ñu saytu ko démb sax ci ab communiqué bi nga xamante ni bawoo na ci confédération africaine bu football jaarale ko ci Augustin Senghor moom nga xam ne moo di premier vice président la ñu xam ne di moo di daal danañ waxtaan ak autorité camerounaise yi ngir xam daal yan ci ay décision la ñuy jël ngir mën a permettre public bi daal di ñëw teewe li nga xamante ni moo di yooyu le jongante di Coupe d'Afrique des Nations lu ci mënti am rek danañu ko waxtaane ci lu yàggul dara ngir daal di jël décision ci mbir moom la daal di descendre sax Augustin Senghor moom nag moom moo di président fédération sénégalaise bu football Augustin Senghor nag doon waxtaane ak quotidien record li nga xamante ni daal moo di Coupe d'Afrique des Nations ak Sénégal taxawaay bi nga xamante ni daal moom la ci war a am moom nag la moo xam ne moo di Sénégal dëgg la ak tolluwaay bi nga xamante ne fa la ñu toll jamono gi war nañoo mën a am ambition jël li nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique des Nations mais loolu yëpp daal dañ koy teg ci yoon maanaam bañ a yàkkamti di ko amal benn par benn moom nag Augustin ci ab waxtaan yi nga xamante ne séq na ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa quotidien record bu groupe Futurs Médias si la daal di wax lu ni mel dañ si ànd ak Chérif Dia moom mi nga xamante ni moom moo ñu jàngal bataaxal boobu nga xamante ni daal nañ ko siiwal tey jii ci quotidien record bu groupe Futurs Médias voilà danañ ci ñëwaat ñàkkul ne danañ ci ñëwaat filek ci kanam tuuti ak Chérif Dia ak yi nga xamante ni moo di Augustin Senghor di njiitu fédération sénégalaise bu football ak li nga xamante ni daal moo di ambition ngir Sénégal jël li nga xamante ni daal moom moo di Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2022 ca Cameroun weeru janvier ñu daal di waxtaanee leneen di wàllu football amateur ak Ligue nationale bi nga xamante ni ñoom daal nañ jël dogal lancer seen saison le 5 décembre prochain ak lii di Coupe du Haut Conseil des collectivités locales ñu tuddee ko kii di Ousmane Tanor Dieng lu tolloog nag fanweeri équipe ak ñaar bawoo fépp ci réew mi ñoom nag danañ daal di bokk ci mbir mi daal di nekk ci club national 1 yi ak national 2 ñoom sax niki weekend bi ñu ngi doon amal lël foofu la ci diwaanu Kaolack gannaaw loole ki nga xamante ni moo di kenn si ñoom yore bu mu jokkoo bi di Kosa Diané am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu déglu ko ci micro Pape Mbaye Diaw ak caméra wu Fally Gaye. compétition yi bi ñuy dooree mooy coupe bi ñuy wax coupe au conseil des collectivités territoriales dañ tuddee woon ko ñun coupe Ousmane Tanor Dieng. ñu ngi koy commencé le 5 décembre et équipe yi koy fubal xam nañ leen boo jëlee N national 1 bi ñaari poule yi dañuy faa jël 10 fu nekk 5 national 2 bi ñoom ñeenti poule la ñu woon daaw pour bu nekk ñu jël fa ñaar ñi jiiti woon après ñu boole ci nag champion yi nga xam ne ñoo ne ci région yi boo ko boole lépp mu nekk 32 équipes tirage bi ñu ngi koy def ci mois de novembre bii ñëw le 26 exactement ñu ngi koy defee Dakar ci teewaayu madame Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne moo jiite au conseil bi ñu paree foofu ñu jublu ci championnat bi nga xam ne mooy national bi amateur bi national 1 bi ak national 2 bi ñoom ñëpp seen door ñu ngi ko jàpp le 11 décembre lañ koy commencé def nañ poule yi national 1 bi ñaari poule la 24 équipes lañ ñaari poule bu nekk 12 coupe Ousmane Tanor Dieng bi ak championnat bi di ko teglante buñ ko defee ba egsi ci mois de janvier mi nga xam ne dañoo dem ci CAN bi jàpp nañ ni du ñu arrêté bi yoon parce que dañu leen arrêté ci gannaaw bu CAN masaan am dañuy arrêté compétition yi. jàpp nañ ne bu Sénégal footballul mën nañoo football fii Sénégal loolu lañu jàpp ne nañ Mayacine mu xoolaat calendrier bi. mu doonoon ci micro ki nga xam ne moom moo di Pape Mbaye Diaw ak itam Fally Gueye Cheikh dañuy des ba tey ak yow wax itam ci Augustin Senghor kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di CAN wu ñeel li nga xam ne nag moom moo di jigéen yi mu mel ni itam àdduna ci li nga xam ne moom moo di raay woowee war naa mën a des fii ci réew bu Sénégal. waaw loolu moo di waxtaan bi nga xamante ni kii di président fédération sénégalaise bu football daal dina ko seq tey ji suba gi ak quotidien record bu groupe Futurs Médias. moom Augustin Senghor la mu xam ne ni moo di Sénégal mbébétam mooy fexe ba jël coupe d'Afrique bi nga xamante ne danañ ko daal di amal déwén ci weeru janvier foofule ca Cameroun. waaye dafa jàpp ni yëf yi foog ñu ànd seeg tey daal di def ndànk jël match yi 1 à 1. waxtaan ba nga xamante ne sax moom Augustin Senghor jot na ko seq ak quotidien record kii di Chérif Dia jot na ko tënk ci ab mbir mi ñu déglu ko ci atam. Maître Augustin Senghor wax na yéeneem ci record
yéenekaay bu sport bu groupe Futur Média muy entretien exclusif président fédération sénégalaise bu football ne lu jaadu la Sénégal ñu boole ko ci équipe yi war a mën a jël coupe d'Afrique bi foofee ci Cameroun wante loolu dafa am lum laaj maanaam footballkat yeeg ñi nu àndal bu ñu demee woyofal seen bopp bañ a naagu loolu lan war a jiital muy kàddu yum yëkkati ci waxtaan wum séq ak Bakary Cissé moom muy leeral na moom président bi staff bi di entraîner équipe yi ba ci footballeur yi ñoom ñëpp seen yéene mooy ñu daal di gagné coupe d'Afrique bi daal di dugg ci taarixu footballu Sénégal wante loolu dafa am lum laaj moom Augustin daal di koy wax faaw rek kon ñu yombalal leen ko ndax saa su nekk Sénégal ñu koy boole ci équipe yi gën a xarañ ci wàllu football li koy firndeel mooy suñ amalee classement FIFA at yi weesu Sénégal moom mooy jiitu fii ci Afrique wante loolu rek doyul li muy sàkku mooy ñëpp mànkoo doon benn nekk ci ginnaaw gaynde yi pousse leen ñu mën a gagné boobee coupe d'Afrique comme ni ko seen slogan campagne firndelee bi ñu xëccoo fédération sénégalaise bu football maanaam mànkoo wuti ndam li. manko ci ndam li moom Chérif Dia moom moo tekki ay kaddu ki nga xam ne moom moo di Augustin Senghor Cheikh mu mel ni nag dañuy wutali ca biti réew wax itam lu ñeel wàllu football mu mel ni itam dañ koy tàmbalee ak Angleterre. waaw Angleterre ñoom tey jii dañu daal di amal jongante yu am solo. ñeel seen Capital One Cup moo di Coupe d'Angleterre jàppale nag. moo di seen wàllu 8e de finale foofu la ñu daal di toll tey jii ci ngoon 18h45 jongante gu nar a am solo pour Chelsea bu Edouard Mendy donte nag jàpp nañu ni tey jii moom dana daal di bër nopp lu ko daal di xajal kenn mu daal di góolu ñoom nag seen digg ak Southampton lay daal di doon QPR bu Seny Dieng ñoom nag boobu ak léegi ñu ngi amal ay surprise yi gi lay jongante ñoom tey jii ci ngoon itam danañ daal di jongante ak ñi di waa Sunderland Arsenal moom dana daal di football ak ñi di waa Leeds United match yooyu la incha allah di 8e de finale Capital One Cup ci bu 18h45 lañ koy daal di door ca Allemagne ñoom itamit ñi ngi seen coupe nationale ñoom ci 16e de finale lañ daal di toll 18h Dortmund dana tase ak ñi di waa Ingolstadt 18h45 Mayence dina tase ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Arminia Bielefeld waaye laata loolu 16h30 Leipzig moom dana tase ak ñi di waa Babelsberg di équipe bu 2e division ca Espagne ñoom nag seen championnat la ñu daal di nekk ñoom ñi ngi seen 11e journée tey jii ci ngoon 17h takkusaan diggante Alaves lay daal di doon ak ñi di waa Elche 19h Espagnol Barcelone dana tase ak ñi nga xam ñoo di waa Atlético Bilbao 19h30 Villarreal Boubou-Laye Dia ñu njort ni tey jii dana daal di dellu si ci gi lay jongante ñoom ñi nga féetee ci 13e place ci classement Liga bi ñoom seen digg ak Cadiz lay daal di doon fàttali nag ci lu jëm ci classement bu championnat bu Espagne premier Real Sociedad 21 points deuxième Real Madrid 20 points troisième Atlético Madrid 18 points et neuvième FC Barcelone mu nga am lu tolloo ko fukki poñ ak juróom maanaam 15 points ca Italie ñoom itam ñu ngi seen 10e journée seen championnat tey jii ci ngoon la ñu ko fas yéene kon bokk door ñetti jongante nag lay daal di doon 16h30 diggante Venise lay daal di doon ak ñi di waa Salernitana geneen jongante gi ba tey googule waxtu 16h30 diggante Spezia ak ñi di waa Genoa 18h45 nag Milan AC bu Fodé Ballo-Touré moom mi nga xamante ni ma ngay tegle boobu ak léegi doon titulaire ci laaf bi moom nag seen digg ak Torino lay daal di doon jàppale ni tamit Milan AC jamono gi ñoom ñoo féetee ci bopp raw gàddu gi tolloo ki poñ ak Napoli bu Kalidou Koulibaly ñoom ëllëg incha allah la ñoo fas yéene kon bokk soobu ci yi la jongante sëñ Cheikh. incha allah ëllëg lay doon muy suba Cheikh ñu des ba tey ci li nga xam ne moom moo di MMA bi wax itam ci KO bu B52 bu Mbour moom Bombardier. waaw ka cay wax nag moo di ki nga xamante ni daanaka moom moo siwal discipline bi fii nii ci Sénégal di doomu Sénégal di Rocky Balboa nekk ci Suisse moom nag la mu xam ne ni gannaaw nërmeelu bi nga xamante ne Bombardier nërmeel na ko ni ki samedi gi nii passé ci jongante gu mu doon amal dafa jàpp ni daal warta mën a doon benn frein gars yi bañ a pratiquer li nga xamante ni daal moom moo di MMA ndax gis na ni discipline bu am solo la te doomu Sénégal yu bëri nga xamante ñu ngi yëngu ci làmb gi mën nañ cee góorgóorlu ba daal di ci am ndam ñu ànd ak reportage yu Cheikh Sadibou Diarra. Bombardier tëdd ñareet ci wetu cage bi mbër mi dañu ko kawoo ci ñetteelu combat bi mu def ci wàllum MMA mu doon lu mën dal bépp combattant ak nu mu mëntu toll ak lu mu mënti mën foo bi dal ko ci mantu mu dem kaawa loolu Mike Tyson ñëpp lay dal loolu ñëpp la dal kooku foofu kun fa laal xale mu ndaw sax bu la fa dóoree nga dem kaaw donc loolu ça n'a rien à voir ak nit ki combat bi nii ak kii du doo jàngul xeex ak non MMA art martial mix Sandolong bi ma njëkkoon dajal en 2016 lutte olympique la doon def ñoo def MMA te champion bu mag ci Bombardier lutte sénégalaise doon def ñëw def MMA te mi ngi ciy doon champion bu mag. kaw bi nag indi waat coow ci ëllëgu mbër yu Sénégal yi ci wàllum MMA Rocky Balboa gis ni jarul benn tiitaange sport boobu daf leen di ubbil ay buntu rek.
MMA fit mën xeex wóolu sa bopp am sa doole dugg ci cage bi dem xeex yi ngay rectifié wu nag jàng dem ci club MMA jël la ngay dem ba jiu-jitsu brésilien xam nga def ci lu bëri day ñëw mais doo dem ci saari naan damay jàng karaté wala ñu may former fii boxe wala nii non loolu de MMA yaa ngi dégg MMA ci der lay nekk. sport la boo xam ni moom ak boxe bi c'est les sports les plus payés au monde moom ak boxe bi donc dugg leen ci mën leen xam ci dinañ leen xam ci cinéma dinañ leen xam ci monde entier fépp la leen xam bëri Sénégal nag moom nañ ko jëm a exporté mais bëri Sénégal moo gën a garaaw MMA fuuf doo sol protège à dents te doo sol ay gants bàyyi leen MMA bi yàqulu dara du yàqal dara lambu Sénégal mën na ko gën a wane sax. mbër yi bëri ay jafe-jafe ci wàllum MMA niki ni Bombardier taxawee keroog ba tax na jàng mbir mi bu baax war na leen yokku salle entraînement yi wala sax amal championnat fii ci Sénégal doon na li leen dimbale. jara ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko Cheikh Tidiane Diagne mu mel ni itam egsi nañ ci cappaandaw li nga xam ne nag moom moo di xibaaru tàggat yaram. waaw sëñ Cheikh yaakaar naa ne fii lañ koy daal di yemale leen jox dox daje ba beneen yoon incha allah ba tey ci télévision Futur Média. mardi bu jot daañu ànd ak moom ci li nga xam ne nag moom moo di xibaaru tàggat yaram bi moom Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi egsi nañ ci leneen weneen ab pàcc muy li nga xam ne moom la yéen i kay xëy di ki tey ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waa bokk gis-gis gisatuñu seen bopp ci coalition wàllu Sénégal gi ñu bokkoon l'observateur nañu moo taxit dem nañu ñoom it ca caisse dépôt et consignation déposé seenub caution fas yéene demal seen bopp ci élection locale yi Moussa Diakhaté mi chargé de communication bu bokk gis-gis di ñu wax ci biir l'observateur ne waa wàllu bi ñuy dem di déposé seenub caution yëgaluñu ko moo waral ñuy di waa convergence bokk gis-gis bañ betteel moo tax ñu dem déposé ji suñub caution yéene kaay bi nañu candidat bi waa wàllu Sénégal bëgg a samp ngir mairie bu Ndakaaru bokk na ci li leen féewale Vox Populi nañu Pape Diop ak waa bokk gis-gis wan nañu ginnaaw ñoom Abdoulaye Wade ba dem yóbbu seenub caution journal bi dolli ñu ci ne ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi coalition bii di wàllu Sénégal it mi ngi ci ay jafe-jafe Soham Wardini mi bëggoon a sampum dëndëm ngir doon maire de Dakar lise ko nee nañu yeneen élection ti rek waaye yu déwéni moom pare na ci Soham for ko la définitivement ndax commission départementale d'investiture bi xam le ne procès verbal bi ñuy wax ñu annulé ko mënut a nekk moom meerum Dakar di Soham Wardini moo nekk ba tey ci xët mu njëkku réew mi quotidien yéenekaay bi dañu xamal ne la mu bëggoon mu di ñu annulé procès verbal bu ndajem investiture bi woon keroog ngir dossier candidature mën a bokk ci course bi loolee du ko am témoigné nañu xanaa Khalifa Sall doon boroomi pexe dëgg lu ko mooy Wardini dina waat élection yi ndax commission départementale d'investiture bi mu ci doon déglu wax na démb ne mën-mënam yeggul ci di dogal lenn ci rëq-rëq yi ñoom Soham Wardini di wax ci yëf yi Le Quotidien moom it xëyee yëf yooyee ba dañuy wax ne waaye askan wi ànduñu ak Cheikh Gueye mi doon wax naan du candidature bu Barthélémy Dias la seen coalition bi déposé ngir mairie bu Ndakaaru waa taxaw nee nañu Barthélémy Dias mooy seen candidat moom candidat bi di Barthélémy Dias di leeral ci xët mu njëkk Vox Populi ne fa ñu taxawoon fa la ñu taxaw ba léegi candidat lañu ca mairie bu Ndakaaru Vox nañu boole ci kit ci biir taxawu Dakar ñu bari Barthélémy Dias la ñu àndal journal L'Info nañu Barth def na ko Wardini gaayam it tànn nañu ko moom Barthélémy Dias def ko candidat bu taxawu Dakar ca mairie bu Dakar Libération bi ne waa taxawu Dakar xàllal nañu Barthélémy Dias yoon wi jëm ca mairie bu Ndakaaru Source A nañu moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom la ay mbokkam di waa taxawu tànn ngir mu doon mairie bu Dakar mairie bu Ndakaaru Sud Quotidien nee nañu ci xëtamu njëkk mooy toogu gi tëj bopp coalition yu bari ci local yi déwén yi lu yees fukki fan des ngir ñu tëj dépôt dossier candidature yi waaye muy coalition Benno Bokk Yaakaar di Yewwi di Wallu ba fi mu nekk ni amu ci kenn ci ñoom koo xam ne nee nga kii mooy sab candidat ca mairie ba mairie beneen bu ñuy dégg xëccoo gu tar di bu Golf Sud njiit la di Aïda Sow Diawara mi ngi ci la Sénégal ba di fa xam le ne xel mënuta nangu waa APR bëgg ngar dajjoo commune yëpp aki moo ko bàyyi seeni allié ñu ne tocc Aïda Sow Diawara ne bu ko président Macky Sall ne bàyyil wala Aminata Mbengue Ndiaye ne bàyyil dina bàyyi waaye lu dul loolu dafay taxaw ñàkkante ko ak ñi xippi seeni gët teg ko ci toogoom gi Macky Sall mu toog ay magistrat wër ko photo boobee ñu jële ci ndajem conseil supérieur de la magistrature enquête dina kay moom la ñu xëy baaxee ci xëta mu njëkk ba dañuy wax ne pouvoir exécutif bi mu di nguur gi moom na judiciaire bi da koo tënk jàpp ko otage ndax lu mat at ak lu teg mi ngi nii defuñu ndajem conseil supérieur de la magistrature te li teg si wax moo di conseil supérieur de la magistrature war nañoo daje lu mu laadi ñaari yoon ci at mi kenn ci ñi fi gën a fës di Adji Sarr xëy ne na fang ci xët mu njëkku Les Échos nee na diggam ak Ousmane Sonko la bëgg ñu gaaw ci layo bi la yàkkamti mu ne mbir la moo xam ne du ay caaxaan ndax fukki jeune ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan nañu ko leeral bu dee maatooñ ñu def ci man li war bu dee Ousmane Sonko moo jàdd yoon ñu teg ko ci yoon Adji Sarr ne soxla uma xaalis dëgg gi laa bëgg mu fës ndax dama sonn ci kàcc yeek saaga yeek xoxotal yi sama fit toogatul mënatuma dëkk fenn diir bu yàgg ndax di ragal ku ma sànk
jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko yéen itam mbokk yi naka noonu gërëm leen bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di teewlu bi ma leen jox dig daje ngoon incha allah 19h30 ak itam ëllëg 6h30 ci seen émission info du matin des leen di wéy ak programme télévision Futur Média ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh ci li nga xam ne moom moo di Midi Plus Pape ma bàyyi la nga wéyal. jërëjëf Cheikh Ngoné ba ca kanam. ndax da ngeen namm togg bu saf sap rafet lool ci melokaan bu sell seeni magi maaman yi dañu leen liggéeyee ak li ngeen taamu di safale seeni togg ngir jox ko melokaan bu taaru bu amul fenn togg ak magi du aaju